Le modérateur, c'est M. Khalifa Dia et moi-même. Voilà, donc nous demanderons au public, s'il vous plaît, d'être très attentionné et d'écouter le panéliste Moubarak Wade sur le coach, qui est coach formateur marketing entrepreneuriat sur mes premiers pas d'orientation. Quelle opportunité pour la jeunesse. S'il vous plaît, nous allons donner la parole à M. Moubarak Wade. S'il vous plaît, M. Wade, merci d'être là. Merci d'avoir effectué le déplacement. ku bëgg Sénégal na yëkkati loxoom ca kaw. képp koo xam ni jàpp nga ni développement wu Sénégal ci sa loxo lay demee na nga yëkkati sa loxo sa kaw nga ne waaw. dégguma de ana ndaw ñi les enfants les élèves dégguma leen de wax leen waaw. Baye Niass dafa wax l'avenir d'une nation repose certes sur sa jeunesse. balaa muy neex nag sama soxna yi ngeen déglu ñu bu baax dañoo déplacé wu ñëw fii nii depuis Dakar. bokk nañ ci njëkk teew fii nii ndaxte bu ñu déggee Makhtar wax ñu dañoo war a waxtaan ak ndaw ñi jeunesse mënuñu ko woon tànqamlu ndaxte moom mooy suñuy activité donc dina neex loolu suñ koy wax mu nekk waxtaan kenn ku nekk mën a yóbbaale dara kenn ku nekk soo demee sa kër nga mën a nettaliwaat lan lañ fi waxoon. moo tax ma delluwaat ne Baye Niass wax na ni certes l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse. nee na du ndaw n'importe quelle jeunesse moo yore avenirum réew. nee na dafa reposer ci ndaw yoo xam ni doté de caractère noble mais d'ambition élevée. ambition élevée nag mooy loo xam ne lu kawe la. moo tax comme dañ ñu jox benn thématique parler de l'orientation et parler également de l'emploi ñun dañuy ñëw taxawee ci côté orientation mais ñëw taxawee ko ci booru xale yi nga xam ni ñoom ñoo nekk en classe de seconde première terminale man ñooñ laay waxal waaye tamit parents yi laay waxtaanal aussi. ndaw ñi dem leen di demander benn mbir rek ñun ñëpp ñu noppi benn minute ñun ñëpp nañ gëmm damay demander ñëpp ñu gëmm na ñëpp gëmm xaaral may ma xaaral na ñëpp gëmm leen. gars yi na ñëpp gëmm dama bëgg ñu def benn voyage ndaw ñi mag yi tamit soo leen mënee gëmm leen ndaxte lu intéressant la. ñi ko mën a def nañ gëmm acca nañ dem li ma bëgg mooy ñu xalaat ñun ndaw ñi nga xam ne ñi ngi nekk terminal seconde ñu gëmm gis fan la ñu gis seen bopp dans 3 ans fan la ñu gis seen bopp dans 7 ans dans 5 ans dans 8 ans fan la ñu gis seen bopp loolu laa bëgg ngeen dem foofu ñu gëmm 35 secondes kase rek ñu ñëwaat ayca ñu dem.
ndaw mi fa nga gis sa bopp foofu noonu at yii di ñëw yàlla moom moo xam kenn ku nekk fan ngay ne waaye Gandhi dafa waxoon benn mbir mu ne vos croyances deviennent vos pensées mooy li nga xam ni moom ngay xalaat li nga gëm ko ba nga xam ni ba ngeen gëmmee moom ngeen gis ndaw ñi mu ne loolu noonu ngeen di gëm moom mooy nekk seeni xalaat mu ne vos pensées deviennent vos mots mooy la nga xam ni yaa ngi koy xalaat moom mooy nekk sa wax waaye du yam foofu de du wax boo xam ni day nekk wax kase mais wax boo xam ni day nekk loo xam ni da nga koy jëfee mooy vos mots deviennent vos actions mu ne yamul foofu actions yi dafa nekk loo xam da nga ko répéter mooy vos actions deviennent vos habitudes habitude nag day nekk valeur mu ne ko vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée mooy li nga xam ni gëmm nañ ko ñun ndaw ñi kii nga xam ni docteur la bëgg nekk bi mu gëmmee moom la gis ki nga xam ni ingénieur télécom la bëgg nekk bi mu gëmmee moom la gis ki nga xam ni chargé de communication moom la gis waaye pour loolu mën a nekk nag maintenant dafa am ay yoon yoo xam ni fa ngay jaar moo tax orientation dafa am ay prérequis dañuy jàngale ci université yi gën a mag parfois nga laaj un étudiant bu nekk master président master nga ne ko à la fin de ton diplôme lan nga bëgg nekk master mooy pare nga mais xamu ko nga laaj ko un étudiant de licence 3 xamu ko lu tax parce que ñun suñuy bopp d'habitude préparé wuñu suñu bopp suñu parents yi préparé wuñu ñu écoles yi préparé wuñu ñu pour ñu am de ce li ñuy wax un projet pédagogique et un projet professionnel président ñi ngi wax emploi mais nit ki balaa muy am emploi day am xam-xam boobu nag foo koy amee du ci école bi kese daara bi ci la bokk ndaxte am na ñoo xam ne wàcc nañ alxuraan instant yi nekk ay grands chefs d'entreprise donc du jàng bi kese mais ci daara bi ci la bokk waaye pour nga mën a yegg foofu noonu mën a am sa emploi ëllëg Sénégal ndaw ñëpp di liggéey ndaxte emploi y a l'emploi salarial et l'auto-emploi devenir des entrepreneurs yooyu itam ci la mën a ne dañ leen wax ni foofu noonu dafa am ay prérequis ndaw mi bi nga xam ni mi ngi nekk seconde terminale may wax ak yow dafa am benn prérequis ay njëlbeen yoo xam ni foog nga am ko par rapport à sa orientation prérequis bi ci njëkk mooy lan mooy say aptitude wala lan loo xam ni tey yow bëgg nga ko d'abord balaa ñuy wax ay formation lan nga mën a def lan nga mën ndaxte Sénégal parfois da nga gis benn xale mën dara mën informatique mën nekk di laal ay jouets am na koo xam nan la mën tëgg ku nekk am na li nga mën mais dañu war a déceler xale boobu li mu mën ñu ne xool ko ndax kooku li mu mën loolu nan la ci mën a exceller ndax mën nga lire ndax bëgg nga lire yow ndaw mi dañ la koy laaj parce que ay prérequis la ndax bëgg nga ay difficulté ndax ñeme nga ay jafe-jafe difficulté ndax ñeme nga ko yooyu dafa nekk yoo xam ni pour orientation ci la nekk est-ce que yow bëgg nga jàng bu sori mooy li ñuy wax des études longues wala bëgg nga jàng boo xam ne jàng bu gàtt la moom mooy les études courtes jàng bu gàtt nag li mu lay may mooy nga jàng bu gaaw commencer dem liggéey am sa xëy bu gaaw a gaaw wala nga créer sa entreprise loolu mën nga ci dem ba licence 3 mu ñuy wax bac plus 3 wala nga def BTS muy bac plus 2 école yi fi nekk am na ñoo xam ne ñi ngi koy proposer wala nga ne da ngay def étude longue ndaxte yow bëgg nga géeju ci jàng ndaxte jàng mooy li nga xam ni moo gën a am solo da nga ci mën nga ci géeju nag nga def étude longue dem defi master wala nga dem ba defi ay doctorat donc ndaw mi loolu dafa nekk loo xam ni da nga ko war a xalaat d'abord waaye aussi prérequis bi nga xam ni war nga ko am moom mooy xalaat yan mooy métier du futur métier yu futur yi nag mooy métier yi nga xam ni ëllëg ba te commencé nañ ko Sénégal loolu soxla ñi ngi wax pétrole ñi ngi wax gaz ñi ngi wax terre ñi ngi wax d'autres choses
yoo xam ni tey Sénégal bii su soxloo ressources humaines day dem si biti uti ko alors que ndaw yii nekk fii Sénégal actuellement ñi may waxal ñi nga xam ñi nga am seconde première ak terminale si ay jamono yii di ñëw Sénégal dootul soxla di jéggaane ko parce que da koy amee si yéen kiy defar ki nga xam ne day liggéey ci gaz ñu am des jeunes yoo xam ni yu xarañ yoo xam ni si domaine gaz lu nekk géeju nañ si donc ça c'est important li ci des mooy une contribution particulière des parents si prérequis yi daf ci bokk parents yi la may faral di wax ni jàng c'est comme équipe de football parents yi ñoom ñooy président wu club bi ñooy financé ñun coach yi wala maître yi ñun ñoo nekk ci terrain di coacher waaye xale bi moom mooy football xale bi ne dañ ko wax moom mooy jàngal donc loolu ci prérequis yi la mais aussi nga bâtir ce projet pédagogique maintenant projet pédagogique mooy man parce que pour orienter mën nga ko jëlee ci ñaari mbir soit nga ne man ban métier moo ma intéressé mooy bi ngeen gëmmee loolu ngeen gis nga ne ban formation nag moo may permettre ma dem dugg ci defi métier boobu noonu mais pour dugg ci formation bi maintenant am na Subdeco mi ngi fi ak ñeneen ñi ngi fi ay IAM nga dem xool ñoom ndax formation yi nga bëgg ndax ñoom dañ koy joxe nga dem xooli loolu noonu par rapport ak ñoom seen condition d'accès loolu dafa nekk loo xam ni mooy première chose loo xam ni war nga ko mën a am mooy projet pédagogique bi li nga xam ne aussi tam mooy ci projet pédagogique mooy ne pas attendre d'avoir le bac am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba bac bi jeex ba pare ndaxte bac bi ñun moom la ñu fonk Sénégal dañoo fonk Sénégal bac parents yi sax dañuy def bac bi dañuy bàyyi ba xale bi am bac nag ñu ne waa nag léegi kii moom fan lañ koy orienter alors que orientation bi dafa war a ñëw loo xam ni avant la donc loolu c'est important mais aussi enfin le projet professionnel moo lay permettre suba nga mën a insérer wu sur le plan salarial wala sur le plan entrepreneurial loolu nag waroo toog xaar ba am master pour créer ce projet professionnel dafa commencer ci stage ñuy wax ndaw ñi dafa am jamono boo xam ni da ngay ut xam-xam am jamono boo xam da ngay ut expérience am jamono boo xam ni da ngay ut xaalis ak jamono boo xam looy lekkee xaalis bi mais dañoo toll jamono joo xam ni xam-xam la ñuy wut ak expérience ndaw bu mën a dem guti expérience boutique bu ci quartier bi sax mën nga fa am expérience boutique cosmétique bi ci koñ bi mën nga fa dem defi stage donc na ndaw ñi dem uti ay stage pour mën a perfectionner wu pour que ëllëg fekkee ANPEJ wala pôle emploi mu mën doon dafa wax ne man damaa soxla ay ndaw nga mën a wane sa CV boo xam ni dina la mën a prouver sa projet pédagogique dina la mën a prouver tamit sa expérience professionnelle donc loolu dafa nekk lu am solo loo xam ni yaakaar naa ni li ñuy def ñun di wax moo gënoon ëpp solo en 10 minutes mais dañ koy tënk rek pour wax lenn pour conclure dañoo ñëw ci ay ndaw monsieur le président ay ndaw du Sénégal ay ndaw yoo xam ni jàpp nañ ni suñuy waajur dañ ñoo dawalal moitié de la course jël investir seen xaalis seen temps pour ñun pour ndaw donc ñun ndaw dañu war a góorgóorlu beneen moitié bi dawaluñu ko suñu bopp de waaye yeneen génération yi ñëw comme suñuy waajur nit ñu ko defalee ñun tam ñu def noonu tamit suñu avenir pour que génération yi ñëw ñu bàyyi leen benn avenir meilleur foofu noonu lu mu fay terminer mooy puso bi ndaw ñi bu mu réer ci suñu loxo dañoo am ay valeur ay mag yoo xam nitu diine yoo xam ni jàng nañ bàyyi nañ fi muy côté politique ak fu mu mënti doon bàyyi nañ fi rese ay exemple donc ñun ndaw nañ jël exemple yooyu noonu def ko xat na loolu mais on reste disponible képp koo xam ni yaakaar nga bëgg nga ñu ñëw waxtaan ak yow incha allah on marque notre disponibilité pour toog ak ay ndaw échanger ak ñoom sur lu ñuy wax li nga xam moom mooy projet professionnel moom mooy projet pédagogique ñu ngi leen di remercier. Merci beaucoup, monsieur Moubarak Wade. S'il vous plaît, applaudissez très très fort monsieur Moubarak Wade pour son exposé qui a été très bref, très succinct. Voilà, vous allez nous